ñu ngi leen di ziyaara gannaaw ba nu gërëmee yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi di jiital ñaan ni ko sunu mag waxe di sunu kilifa di secrétaire permanent ambassadeur Pape Ousmane Seye jiital ñaan ci ñi nga xam ne jiitu ñu mu am ci ñoo xam ne ci yéen lañu bokkoon ci ñun lañu bokkoon ndaxte famille bi benn la ak ñi bokkoon ci aj gi te yàlla moom leen ñii génnee nekkoon ci seen liggéey bokk leeral point TV leeral TV yàlla moom leen ci yoonu liggéey ak ni mu ko waxee sunu doom yi nga xam ne dañu doon féexlu ji géej sunu boroom moom leen di ñaan borom bi subhanahu wa taala ñi nga xam ne dem nañu particulièrement ñi bokk leeral di ñaan yàlla mu boole leen ci ñi ñuy tuddee shahid ndax ñun ci diine l'islam jullit bi bu xëyee jóg di dem ci warugaram nekk ci liggéeyam nekk ci mission am wala mu nekk ci lu muy dundalee njabootam su ko yàlla moomee ca loolee dañuy jàppee ni kooku shahid la yàlla na yàlla boole leen ci shahid yi nga xam ne ëllëg kenn du leen laaj dara yàlla barkeel seen gannaaw teg loxo seeni njaboot barkeel liggéey bi ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi nekk ci seen gannaaw di ko def gannaaw loolu mbokk yi xam ngeen ni aj mooy juróomeelu ponkul islaam ñun ñëpp dañ koy faral di wax bis bu nekk ponk boo xamante nii tamit l'islam daf ko teg ci ay yoon ak ay règle ci règle yooyu bokk na ci kii dem na mën boobule mënu poosa ngi ci waaye mënu wér-gi-yaram mi ngi ci moo tax dem Màkka dafa nekk loo xamante ni réew yi koy organiser ak réew ma nga xam ne fa lañ koy defee réew ma ñu koy defee di suñu xibla ñun réew mi nga xam ne ñoo koy organiser nekk suñu ndey notre patrie di le Sénégal ku ci nekk da nga koy saytu teg ko ci ay yoon fexe ba mu nekk loo xam ne dana rafet dana jekk te dana wàññil ñi koy soxla seen coono xam ngeen ni loolu état Sénégal ca la nekkoon ba at mu ne ba mu moomee boppam ba nëga ni mu daan taxawal commissariat au pèlerinage dénk ko ay doomam ñu gunge ñi nga xam ne ñooy dem Makka taxawu leen président de la République son excellence Macky Sall yëkkati kóolute gi yëkkati ko ba mu tolloo ak xolu doomu aadama yi fi ñu wékku ci aj ak Sénégal ni ko pénc mi jële mu jële ko ci commissariat def ko délégation générale Arabie Saoudite tamit bu dee dañu war a waxan dëgg rek danañu nangu ni ña ngay def seen kemtalaayal kattan ngir aj gi di wàññeeku coono ba mu daan am di wàññeeku ci alaaji yi ak ajaratu yi ku xool aju 1960 rek boo ko xoolee ci image yi ba nëga ni di nga xam ne def nañu ci wax dëgg yàlla ay jéego yu baree bari loolu tamit faw ñu nangul leen ko ñu gërëm leen ci ca liggéey boobale waaye doomu aadama bi fu bëgg-bëggam mën a toll fu doole xolam mën a toll ak yéeneem doomu aadama bi dafa am loo xamante ni nekkul ci ay yoxoom borom bi subhanahu wa taala moom moo koy dogal bokk na ci li koy wane mbas mi nga xam ne daaw ba ren ëlëm na àdduna bi soppi na tëraliin yi li nit ñi daan bëgg di def yépp moo xam ci sport bi la moo xam ci aada gi la moo xam ci leneen la même ba ci diine ji lépp daf ko soppi dem ba tëj jumaa yi tëj jumaa ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam tëj makkatal mukarrama kaaba ga loolu la nga xam ne nekkul lu tuuti kon nag dafa nekk loo xam ne crise sanitaire la mën nañu wax sax ni ëpp na crise catastrophe sanitaire la muy jur nag ci wàllu doxaliinu koom-koom nekk na loo xam ne day laaw àdduna bi yépp kon nag aj gi mënu ci woon a mucc moo tax ren ñaareelu yoon boo xamante ni mi ngi nii di tegaloo Arabie Saoudite seeni kilifa daal di jël dogal ni aj gi dañu koy yamale kese ci ñi nga xam ne Makka la ñu dëkk
kenn du jóge ci meneen réew daal di fay dem. loolu yi tamit ñun jàngat nañ ko ci ni àdduna tëddee waaye jàngat nañ ko yi tamit ci yoonu diine l'islam te bi ñu ko jàngatee ba pare dañ koy nangu ci xel mais nangu ko ci pas-pas aussi. te ngir loolu ñu bañ a nekk rek ñoo xam ne dañuy waxantu wala ñuy wax di ko teg rek ci seeni yëg-yëg moo taxoon délégation ñaanoon suñu mbokk di Mouhamadou Moustapha Lo sant bi rek di ko ni ko moom ak ñi mu ko bokkal parce que délégation dañu am benn service boo xamante ni seen liggéey moom mooy di def documentation ak information pour que lépp lu aju ci wàllu aj rek ñu fexe ba mu am fu ñu koy teg fu wóor moom nag moom moo koy saytu ñu santoon leen ñu def liggéey bi ñu génne téere bi nga xam ne dafay nettali aj fépp bépp yoon boo xam ne am na lu ko gàllankoor ca njalbeen ba nëgëni si kon nag du lu yees comme nag du lu yees histoire daf koy jàngale te sax xam nga maa ngi wax sànq rek ni leen aj ji njëkk a am gàllankoor suñ ko mënee tuddee noonu mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi en 628 mu jóg ànd ak i njabootam ak way gëm yi jëm màkk ñu dogale ko ni ko doo dem mu dëpp kooku mooy gàllankoor bi ñu njëkk a gis ci wàllu organisation aj kon nag organisation wu aj yàgg na am gàllankoor waaye la muy mujjee mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ndam rek la mujjee am noonu yi tamit la diine incha allahu ni ñu ko yaakaare di amee ndam ci loolu. loolu nag moo tax bi ñu gisee ni nii lay demee ñu bañ lenn bettuñu ñu woo sunu mbokku voyagiste privé yi daje ak ñoom jàngat ak ñoom xar kanam yi nga xam ne bu ci nekk war naa mën a taxaw ci sunu kanam bu dee aj dina am ren mën naa amee nii mën naa amee naa mën naa amee na ca des ñu jàngat loolu lépp dajale ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñoom it ñu tànn ca ya dal seen xel ni bu amee nii defee leen ko nii bu amee nii defee leen ko nii waaye nit day bëgg suñu borom di dogal suñu borom dogal ni ren Saoudia nee na aj gi na mu amee woon daaw lay amee ren kenn du jóge ci mennum réew tàbbi fa di ko def loolu yi tamit ngir bañ yëf yi bettuñu bi ñu ko doon def ak suñu mbokku voyagiste privé yi dañ doon jokkoo ak réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër Côte d'Ivoire Mali Niger ngir ñuy bokk di am ay information yu wóor bañ a nekk information yoo xam ne dañ koy for noonu it la ñu daan defee ay réunion téléphonique ak doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk sur le plan diplomatique particulièrement avec le consul docteur Aboubacry Sarr pour di am information yi au jour le jour et à chaud ba yàlla dogal li mu dogal ñun ñëpp ñu bokk ko dégg waaye léegi loolu bu amee ñun lu ñu mën def démb daje nañu ak suñu mbokku voyagiste privé yi ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nekk ci association yi leen boot FNOP Renofus COSAPO COFOM ak PAVOS ñu daje sottente ay xalaat ci mbir mi ni mu amee ak ni mu tëddee bari na lu ñu ci wax waaye mën nañu cee tënk lii benn xam ne lépp dañ ko teg ci ay plateforme électronique ay nu mu tudd ay carte à puce ak yu demee noonu suñu bañee jamono raw ñu wala suñu bañee jamono nu ñu koy waxee di sax mëxrase nu écrasé nu dañu war a ànd ak jamono ci doxin woowule loolu nag dafay laaj voyagiste privé yi délégation générale acteurs yi ñu daje jàng mbir mi seet Arabie Saoudite naka la fay tëddee ñu xoolaat ci suñu biir naka la ñuy defaraatee suñu bopp te mu ànd ak courage li nga xam ne moom la laaj ci ñu ba ko li nga xam ne moom la laaj ci ñu dëgëral ko li mu laaj ci ñu ñoddi ko ñaareel war nañoo fexe ba tëralin woo xamante ni suñu jokkoo ak askan wi dana nekk lu leen di leeralal mbir mi naka la tëddee dalal seen xel wan leen i tamit ni aj amul du tekki ni àdduna tukki na nit ñi dalal seen xel gëm ni ëllëg dina am insha allahu taala
ci danañu ca dox la ñu ca war a dox suñu boroom jox leen la nga xamante ni moom leen ca war a jox. ñetteel ba ñu taxawal kuréel yuy tax walla kuréel guy tax ñu mën a jàppale ba pare mën di gàttalu ay ñàkk déggo yoo xam ne war na mën a am ci biir acteurs yi. jàppale gi mooy lan moom mooy ñu fexe ba ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerins yi kenn ci ñaar ñi bañ a loru ci lii am. loolu nag dafay laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy organisateurs yi te doon gàttandu aj gi am xaalis yu ñu jële ko ci pèlerins yi dafay laaj ñu delloo leen xaalis boobule à chaque fois nga xamante ni ka joxe xaalis ba laaj te na ko. ñeenteel bi ñu natt mbas mi yan gàllankoor la indi ci organisation wu aj gi mais particulièrement ci ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser aj gi gannaaw bu ñu toogee ñaari at yoo xamante ni nii liggéey yuñu ko ñu xayma ko fexe ba teg ko ci loxoy kilifa yi jàppale leen ñaan leen pour que kilifa yi jàppale leen ngir ñu mën a génn ci xat-xat boobu la. ci tënk wax naa leen ci téere boobu insha allahu taala gis nañu ni Saoudia jël nañu décision boo xam ne décision bu ñu mën a nangu la. ñuy ñaan askanu Sénégal ñu recevoir ko ñu nangu ko ànd ak xel mu dal ànd ak gëm yàlla te xam ni yàlla moom mooy dogal te yaakaar ni lii nii lu gàtt lay doon lu ñëw di nattu ci biir jullit ñi waaye day tax ba bu nuy dellu Màkka ñu dellu fa ci anam yu gën a jekk yu gën a rafet yu ëpp nooflaay ci yaram ci ñi nga xam ne ñoom ñooy alaaji yi ak ajaratu yi gëm nañ ko ci ruuxu aaya 25 ci suuratul Fath bu muy wax laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq sunu boroom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni dëggal na gis-gis bi nga xam ne vision bi nga xam ne gént gi nga xamante ni ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam gisoon na ko ni dafay dem Makka ànd ak ñoñam def li nga xam ne moom la war a def mu ñëw ba ca dëgg ba ñu delloo ko subhanahu wa taala wane ni loolu dafay nekk dëgg dana dugg Makka en toute sécurité. xam nga tey jii Arabie Saoudite dañu nekk di liggéeyaat liggéey boo xam depuis 2 ans nag ñu ngi koy def liggéey boo xamante ni bu yeggee boo moytuwul alaaji bi ak ajaratu bi dootul soxla kan mooy ñëw naan ko maa lay yóbbu Màkka ndaxte ñoom dañuy def ay plateforme yoo xam ne dañu koy dugal ci biir internet bi yow ci sa bopp yaay ñëw xool ban aj nga bëgg ren par exemple on en a parlé hier d'ailleurs avec les voyages privés ren dugal nañu ci plateforme bi ñetti xeetu aj yi nga xamante ni maanaam ñetti package ils mettent le package dedans dañuy def package bi ci biir aj 1 nangam lay jar aj 2 nangam lay jar aj 3 nangam lay jar nga dugg ci sa plateforme coché aj bi nga bëgg dugal xaalis bi mu jaar ci IBAN bi dem ci seeni compte loolu bu ñu fa jëmee jox la carte boo xamante ni sa tur sa photo moo ci nekk attention ñun ñu aay lañu parce que tam ñu ne la bon bàyyil ma jël carte madame Diouf pour dem defi tawaaf parce que man tawaaf naa ba pare sama lifin carte bi dañ ciy def heure bi ngay tawaaf ak jour bi ngay tawaaf su ma bëggee demaat su ma jëlee carte madame Diouf pour def tuuti naxante bu ma ñëwee ñu jël seen code barre lire ko bon man ma tudd Abdou Aziz au lieu sikkim feeñ hijab feeñ xam nga dafay doy waar donc yooyu foofu la ñu jëm moo tax ma bëgg ñun ñëpp ñu bokk ci xalaat en tant que sénégalais yoo xam ne dañu gëm ni suñu réew la mu màgg te réew la moo xamante ni jamono waru ko raw ñu ànd ci ak acteurs yi ñu liggéey ci loolu ñu leen ci ñaan tamit yéen tam ngeen dox ci li ngeen ci mën wax ci li ngeen ci mën liggéey ci li ngeen ci mën en tant que ay communicants en tant que ñu liggéey ci médias yi. Aïcha a posé la question du soutien des autorités par rapport aux voyagistes privés qui sont restés 2 ans sans activité. Nous l'avons dit d'ailleurs dans le texte liminaire, en discutant hier avec les voyagistes privés, parmi les points que je vous ai cités, il y a effectivement ce point qui consiste à évaluer l'impact de cette pandémie sur le secteur du pèlerinage et à demander à l'État de soutenir ce secteur-là.
en n'oubliant pas que l'État ne les a pas laissés en rade. L'année dernière, l'État a subventionné, ou en tout cas a donné de l'argent aux voyagistes privés. Une enveloppe de 300 millions de francs a été octroyée aux voyagistes privés pour les aider à passer cette période-là. Certainement, la même procédure va être utilisée cette année et l'État ne restera pas, Inch'Allah Ta'ala, sans venir en aide à ce secteur-là. Kon pour Aïcha lii nga wax ni na état bi jàppale sunu secteur bi nga xam ne ci la ñu nekk muy secteur u aj bi ñi nga xam ne ci la ñuy liggéey toog ñaari at liggéeyuñu ne leen état bi jàppale ci ñu mën a am lu ñu sukkandiku ma wax ni loolu bokk na ci li ñu waxoon sànq bi ñuy tàmbali ni bi ñuy daje démb ak voyagiste privé di sottanteeg ñoom xalaat tomb yi nga xamante ni wax nañ ni tomb yu ñu war a taxaw la bokkoon na ci tomb boobule xayma li nga xam ne moom mooy gàllankoor gu wàcc ci ñii di organisateur privé du Hajj gàllankoor yooyu la ñu ñaan état wu Sénégal mu taxawu leen ci jàppale leen ci waaye bu ñu yaakaar ni état bi dafa sëgg gëmm tëx gumba tëx ci loolu état bi jàppale na leen daaw enveloppe 300 millions de francs état bi génne na ko jox ko voyagiste privé yi ngir ñu mën ci sukkandiku ca jafe-jafe yooyu ñu nekkoon loolee nga xam ne de doxoon nañ ko loolee nga xam ne état bi defoon na ko lu ñu war a mën a tollanti la incha allahu taala ndax état bi du ba ay doomam di loru ci sunu yaakaar. La troisième question, monsieur Alioune Ndiaye. Oui, problème entre voyagistes parce que il y a des voyagistes qui ont déjà encaissé l'argent des pèlerins. Nous l'avons également dit dans notre propos liminaire. Dans la mission de la délégation générale, il y a la régulation, mais il y a l'assistance aussi. La régulation, c'est faire de sorte que ce qui pouvait être irrégulier devienne régulier, mais accepté. Donc on travaille sur la régularité des choses et sur l'acceptabilité de ces choses-là. Il se trouve que, par anticipation, certainement, des voyagistes privés ont encaissé l'argent de pèlerins qui voulaient. Nous sommes tous des Sénégalais. Des fois, on dit, nous avons dit ceci. Pour que les intérêts des uns, les droits des autres ne soient spoliés, il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui permette d'alerter s'il y a un problème, de se concerter sur ce problème et de trouver des solutions pour que le problème ne devienne pas un contentieux judiciaire. Parce que la délégation générale au pèlerinage, depuis qu'il est installé, a toujours œuvré pour qu'il n'y ait plus de contentieux judiciaire dans le milieu du Hajj. Et alhamdulillah, jusqu'à présent, nous l'avons réussi. Pour Alioune, laaj bi nga laaj dafa nekk lu am solo am na suñu mbokk tukkikat yoo xam ne jël nañu xaalisu lenn ci alaaji yi ak ajaratu yi doon séntu ni aj dina am alaaji yi tamit doon njëkkante place xëy na pour bañ yëf yi teel a fees yooyu bu ñu dajaloowee kii dina joxe xaalis kii dina jël xaalis waaye li ñu waxoon sànq dañu wax ni délégation générale dafa bokk ci liggéeyam mu jàppale voyagiste privé yi mu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy alaaji yi ak ajaratu yi ba fenqoo bañ a am ci seen diggante ñàkk déggoo bañ a yegg ba ñuy dem ci kanamu tribunal loolu moo tax waxoon nañu ni danañu taxawal kuréel soo xayante si ni kuréel su ndaw soo xam ne xam mën na kookoo la kuréel boo xamante ni dana saytu diggante yooyu la ca mën a jur ñàkk déggoo balaa muy toj ñu waxtaane ko ci sunu biir seet nu nuy jàppalante ba ku nekk lay sa àq ak lan mooy sa intérêt ñu sàmmal la ko ñu delluwaat nekk ci jàmm ñu wax la
foofu la ñuy daaneele ci kattanu borom bi ak ndimbalam incha allahu taala ba nu tàmbalee fii délégation ba léegi dañu wax ni suñu sañoon ñàkk déggoo mënta ñàkk ci ay nit yoo xam ne ñoo dëkk waaye nag xuloo bu dëkk ak boolente porter presse wala porter plainte mën na ñàkk ñu taxawal benn kuréel boo xam ne mbokk mu tedd mi ak ambassadeur ak Ousmane dañ ko bokkal ñoom ñoo nekk ci kuréel googu la saa yu ñuy yëgee ñi am na un petit contentieux quelque part rek ñu gaawantu woo ñooñee waxtaan ak ñoom ba yàlla defal nañu sutura li ñuy bañ boole tribunal ba ñu toogee ba nëgë ni wax dëgg suñu borom kuréel googu mi ngi liggéey ba loola amul ñu yaakaar ni noonee la ñuy naree continuer ci mbir mi nga xam ne moom la suñu frère Alioune Ndiaye laaj ñu ngi leen di ñaanal barke ci seen liggéey di ko ñaanal suñu bopp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant asalaamaaleykum wa rahmatullah wax naa ko ak virtuel ak virtuel yombul dewum kalmoom waaw wax nga dëgg dama ko tëb maa ngi rappeler aussi que sànq bi may wax ni ak gàllankoor bi ci njëkk am en 628 bu yonent bi dee dem Màkka yonent bi du woon daf doon aji aj gu mag daf doon dem umra ji waaye bu ñu fàtte ni umra mooy aj gu ndaw loolu moo tax ma ni gàllankoor gi mu njëkk am mais aj moom farata la goo xamante ni suñu boroom moom moo ko teg doomu aadama bokkul ak umra bi nga xamante ni du farata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag umra la doon dem ñu arrêté ko waaye la ca mujj nag mooy tabaarkalla par la suite baarakallah